Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Sa façon muñ du décourager ñi nga àndal te du encourager ñi nga àndalul yombul muñ goo xam ni du décourager ñi nga àndal parce que ku nangu lépp yow bu xajee ci yow it ñi nga àndal mën naa am du xaj ci ñoom waaye ku lànk lépp it problème bi posé naka nga koy équilibrer xam li ngay nangu ak li nga dul nangu ñi nga àndal du ñu yokkat te ñi nga àndalul du ñu la jéppi ndax ki nga puus démb ba mu jàll bu la fàttee tey it yow am na loo dul fàtte waaw waaw looloo tax ñaar ñiy defar nit ñi ci turu yàlla yàlla di leen ñaan ñu bàyyi leen xel pour bañ ko jaawale alxaatiuun ak almuxtiuun xàmmee leen farata la alxaatiuun mooy ñi sonal nit ñi sonalu màtte ñi jóg gi ci seen doole ak seen pouvoir di sonal nit ñi sonalu màtte ñoo ñooy alxaatiuun almuxtiuun mooy ñi nga xam ni dañoo bëggoon mu baax waaye stratégie couteau à double tranchant la mën nga ko jaar tey jii mu jag beneen yoon nga jag ko feneen du jag ñooñu duñu ay xaatiuun ay muxtiuun lañ lu tax yàlla jëfanteeg firawna ak ñi mel ni firawna parce que kaanu xaatiin inna firawna wa haamaana wa junuudahuma kaanu xaatiin waaw waaye yow mi nga xam ne nag danga am yitte defoon ni boo jaaree nii mu baax nga def ko baaxul kon laysa alaykum junaah fii ma xtatum bi walakin ma taammadat qulubukum waaw moo tax sunu boroom ci wàllu ñi nekk ay réformateur bëgg dimbali nit ñi ñu jóge ci fi xat dem fi yaatu bu ñu bëggee wéy ci unilatéralisme rekk du ko nangu fokk ñu dem ci multilatéralisme am na koo xam ni la mu yor sax doy na ko waaye du tere na seet ña ci des la ñu yor te mu baax mu seet la ca mën a composé ak moom moo tax sunu borom di wax ci alquran wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina wa awxaynaa ilayhim fi'la alxayraat yàlla nee na yàlla dégg arab wax bu yàqu la ndax taxsilu xaasil la waaye dafay neex yahduuna bi amrina wa awxaynaa bu waxoon yahduuna bi waxyina waxaat wa awxaynaa du rafet moo tax mu ne rek wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina amr bi foofu wax yu lay firi ndax baatu wa awxaynaa bañ a ñëwaat di surchargé jumla bi waaw wa awxaynaa ilayhim nag fi ala alxayraat yàlla nee na am na ñoo xam ne maa leen tànn ci sama mbaax ak ci sama orientation maa leen tànn waaye lu ma leen tànn orienté leen sama bopp may naa leen fu ñu seen lu baax lu mën a bokk ci li ma leen jox ñu dem jëli ko boole ko li ñu yor mi fokk nga xam ci nan
du rek da ngay jóg rek noonu gëmm rek loo dajeel ni loolu la dafa am foo koy jaar waaw maanaam xam nga li ñoo tuddee valeurs yi ak li ñoo tuddee tendance yi sunu boroom dafa wane ni ci àdduna bii ñu nekk àdduna la boo xam ne foog télescopage am diggante valeurs yi ak tendance yi waaw bu ko defee foog am ku nekk ci diggante bi pour jéem a seet nu mu gérer télescopage bi waaw fu yiwu nekk yiwa di dana ko fa fekk yiw valeur la mais yiwa di du valeur tendance la fu ngëm nekk weddi dana ko fa fekk ngëm valeur la mais weddi du valeur tendance la fu dëgg nekk neen dina ko fa fekk dëgg gi valeur la mais neen gi tendance la waaw fu defar nekk yàq dana ko fa fekk defar gi valeur la mais yàq gi tendance la télescopage yooyu nag ki koy arbitrer bu teeyul rekk saafara jur jàngoro waaw looloo tax ci li xew ci àdduna bi ba tax ñu ni un monde en détresse bu ñuy situer responsabilité yi bu kenn ni ñoom diwa bu kenn wax ni ñoom diwa nous les musulmans am nañu nag boobu léeg-léeg erreur de calcul la mais du erreur d'appréciation erreur de calcul la mooy lu xew rek ñu moomale ko ñeneen te sunu boroom xam na ni jullit yi am nañ ci part de responsabilité ñi dul jullit ci am nañ ci part de responsabilité waaw comme yi yàlla def ñu nekk ay valeur te bu ci nekk am ci tendance yi boo xam ni moo ko opposé bu ñuy situer responsabilité yi fokk ñu seet ci ban façon lañ koy situer mën a arab yi dañuy wax ni ki tàbbi ci biir bënët li war a nekk farataam mooy mu seet nu muy génne ci bënët ba sangu ji te changer la mu sol soo ko wax ak ku muy waxal mais li bon mooy daanu ci bënët ba noppi te ku la romb nga tibb ci bënët bi sànni ko pour bëgg mu takk comme yow boobu sunu boroom nanguwu ko moo taxoon Serigne Babacar Sy baat bi mu waxoon Cheikh Ahmed Tijani ni ko jamono ku fi gaañu ñaar moo la gaañ benn nga xeeb ba gaañu baa nga naw ba gaañu mais bi yées mooy xeeb lu jaru la xeeb ba gaañu baa nga naw lu jaru la naw ba gaañu bu ñuy situer responsabilité yi ci li xew ci ñaari baat yooyu lañ koy delloo ñun jullit yi xeeb nañu lu ñu warul a xeeb ba gaañu ñoom nitu àdduna yi naw nañu lu ñu warul a naw ba gaañu kon ñun am nañu part de responsabilité ñoom it am nañu part de responsabilité kon foog am keneen xam nga Serigne Cheikh
léeg-léeg comme ni ma leen ko waxee moom itam day nekk comme genre comédien ngeen baal ma baat bi xaqiqa tax may wax parce que yéen a ngi jàng ci baat yi li ñoo tuddee divine comédie divine comédie al comédie al ilahiya waaw kon nag bu ñu déggee baat boobu war nañu mën a xam ni xaqiqa moo tax xam nga suñu chef dafa mas di wax ni un de mes aînés marabouts un de mes aînés marabouts me disait Cheikh, vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. Et je lui ai répondu alors, vous aussi, vous détestez tout le monde pour mériter le vicariat de Dieu. Il doit y avoir donc une troisième silhouette qui nous attend l'un et l'autre à la croisée des chemins. On dafa am benn sëriñ ci sëriñ si nee na moom a mag sakk un de mes aînés marabout la wax mu ni ci sëriñ si ma mag la mu ni ma dama leen ko mos a recevoir mu ñëw ci kër gi nag ni mu gisee kër gi ak ni kër gi jekkeeg ni mu mel nee na mu ni ma sëñ Cheikh ma ni ko mu ni ma topp nga sa bakkan de yàlla ba wax kat inni jaayilun fil ardi xalifatan lii taxul woon nee na ma ne ko yow it ma ne ko yow it yàlla ngi lay xaar di naa ma ne ko parce que fi mu la doon séenu gisu la fa na dellu nga gannaaw ba mu ëpp mu ni kon foog ñu am ku nekk ci diggante bi nekk intermédiaire parce que man avancé naa ba mu ëpp moom it arrière na ba mu ëpp il faut qu'il y ait une troisième silhouette moo tax mu waxoon ni jamono boo ko rawee mu sacrifier la waaye bu la rawee écraser la foog nga seet nooy équilibré ñi ko raw fexe ba dellu si mu bañ leen sacrifier ñi mu raw fexe ba avancer mu bañ leen écraser loolu perpétuellement il faut que nit ñi di travailler ci boobu dimension waaye xeeb ba gaañu surtout xeeb loo warul xeeb ñun moo ñu gaañ waaye itam naw ba gaañu te mooy naw loo warul a naw moo tax tubaab yi gaañu il faut que ñu seet nag naka la ñuy dellu see ñun ñëpp ci juste milieu ndax xayrul umuri awsatuha looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genre équilibre boobu moo taxoon mu teel a bàyyi lu xel ci ñaar ndax la muy juri ji te jamonoom la ko gis de xam ni buñ ci waxul dana mës a tukkali àdduna te mooy lan mooy opinion ak monnaie opinion ak monnaie yonent bi xam na ni bu ñu ko ñagul dana dem ba dépassé fi mu war a yem te bu boobaa dana sonal nit ñi ci façon bu nga xam ni pour régler ko dootul yomb waaw xam nga opinion bi bateau opinion xam nga boo demee tey ca France le pape Benoît XVI mu nga fa di def visite de 3 jours boo demee coow la nga bari ci presse bi ak fu ne parce que surtout classe politique bi di wax ni président Sarkozy dafa remettre en cause la laïcité mais xanaa nangootuñu boog le pape nekk un chef d'État mais pape bi ñaari rôle la boole il est le chef de l'église mais aussi c'est un chef d'État dañoo am seen drapeau am seen lépp kon bu ko recevoir en tant que pape di catholique la religion de la France
c'est la religion chrétienne moom la ñu bind ci seen constitution. pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum. hémorroïde nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan yow mi amee diabète bul ko waaj gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yoff fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istixaara gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak pharmacie Al Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bay rek ubbeeku génne cat ci sa yaram woote leen gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur.